waxtaanee la xew ca Mali ak waxtaanee Sénégal ak yeneen dëkk yi wër Mali sunu gan kon tey bokk ci kuréel yi nga xam ne ràññeeku nañ ci loola Alpha Wali Diallo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaay porte-parole mbootaay ONG gi ñuy wax Lex Africa. waaye itam mbootaayu organisation yi ñuy woowee yu société civile te nekk ci Afrique sowu jant tey jàppale askanu Mali ca la ñu bëgg jàpp ngeen ni lañ bëgg am nañ koom ci coup d'état ba fa xew bët ki démb. alhamdulilah rabbil alamin coup d'état bi rafetlu wuñ ko parce que bu doon suñu sago duñu agsi fii parce que defetu Afrique la te 21e siècle bi ñu nekk nii yaakaar naa war nañu am yeneen jumtuwaay yoo xam ne danañu tax ñu mën a régler suñu problème man IBK bi ma koy dégg mooy xamoon naa lu ma metti sama rangoñ tuuruñu moo ko soox parce que defet la man ñun ay panafricain lañu te xeex bi li may bañ ñuy dëkkal ci baatu Afrique dëkku coup d'état la te ku xam suñu cosaan xam suñu histoire xam ne coup d'état yi ba ñu jëlee indépendance la commencé te ba ñu jëlee indépendance amana xëy na yoon ba ñu bëggoon jël am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne yoon boobu arrangé wu leen woon bu ñii ni Mali dafa bari coup d'état daf may jaaxal parce que Ghana tey jii bii ñuy ndamu ñaata coup d'état moo fa am balaa ñuy agsi fii réew dafa am fenn foo xam ne bu ñu fa tolloo ñi ñu tànn bu ñu fekkee ba nga xam ne amatuñu furgaan discernement pour gis ñeneen war nañu taxaw jël seen responsabilité Mali gis nañu 2011 ba léegi la fa xew ñeenti crise sécuritaire communautaire politique mbas bi ñëw boobu ba léegi ñëpp wax nañu CEDEAO yónnee na fa ñaari yoon juróomi président dem nañ fa dara mos ku si nekk téye fa nga téye muy IBK président ba fa nekkoon di M5. yéen da ngeen di jàppale askanu Mali ba ñu wàccee ci mbedd ma ñoom imam Dicko gi association yi kuréel ne ci réew mi ne IBK ni mu yore réew ma d'accorduñ ci. askan wa ñu doon wàcc ci mbedd mi dañu waxoon IBK na jógee ci bopp nguur gi opposition ba ak ñu àndal waaye militaires yi jaar ci suuf def coup d'état est-ce que mujjul nekk golo bay baabun dundee. déedéet maliens yi li ñu def militaires yi mooy li nga xam ne nii moom la askan bi bëggoon askan bi lu mu bëggoon mooy caaxaan bi jeex ñu taxaw xoolante ci bët toog waxtaan naka la ñuy saafarale problème yi nga xam ne maliens yi moom la ñuy jànkantoo booy seet deuxième visite u Goodluck Jonathan bi nga xam ne moo doon représentant CEDEAO dañu bàyyi ba mu dox li mu waroon dox yëpp ñu gis que ni li mu dox nii ku si nekk a ngi taxaw fa nga war a taxaw. mais ci situation mel noonu lan mooy solution bi ku nekk taxaw fa mu tànk ngànk li ngànk bañ a bàyyi. boobaa lan mooy solution bi. li militaire yi def nii. réew dafa am ay pàcc. boo xamee ni ñi nga xam ne dañ leen tànn mënatuñu gis mais armée mooy garantir défense nationale. yaa ngi lewal coup d'état de. lewalu ma ko parce que sànq yaa ngi doon wax ne coup d'état bi du yoon. du solution. déglu ma ba bàyyi pare fi mu toll nii mën na ni gis nga ne loolu moom bul yem si coup d'état da ngay déglu la may jëm a expliquer parce que tëbuñu rek def coup d'état te xoolal Mali ci boppam amul ku ko ñaawlu. c'est-à-dire il faut ngeen def empathie pour xam maliens yi li ñuy dund il faut que ñu arrêter lii pour mën a jublu ci problème yi nga xam ne moom la maliens yi digg politiciens yi IBK damay ni wa dëgg li ko dal ni lan lañ ko doon ñaan ñun partager le pouvoir bi wool ñale ngeen toog waxtaan yooyu ay président mi ngi woon ci yoon woowu de. déedéet baay nañu wax dëgg c'est pas parce que man li ko dal
neexuma waaye ku gis nen ni nen a ngi il s'est entêté parce que bu ñuy wax sax mais dem nañu ba M5 laajatuñu mu démissionné moom premier ministre bi lañ doon wax mu ni loolu yëpp du am moom bu fekkee ni moom amul woonu matuwaayu gis loolu armée bi bu ñu jëlee man je suis républicain armée bi bu ñu jëlee pouvoir bi dama koy rafetlu te deret tuuruwu fa coow amu fa est-ce que te gis nañu boobu ba léegi ñi doon wàcc ci tali bi yëpp. mais ce discours dafa mel dafa am benn contradiction parce que yaa ngi wax ne ay putsch ak yooyu Afrique war na ko weesu tey nga ñëw nga ne léegi nga ne yaa ngi rafetlu li gars yi jël nguur gi. waroo am na ci sa xalaat. déedéet mais da ngay contextualiser bàyyi da ngay contextualiser situation mais bu fekkee problème mu xultu dafa am cim réew. ñu ne président watu fa jóge wala ñëw réew ma nañ fa jóge bu dee solution bi mooy soldat sa jël nguur ga loola mën na su caawe te Mali tàmm na ko est-ce que amul woon meneen pexe mu ci mel ni bàyyi waxtaan wi wéy CEDEAO def médiation ñeneen def médiation pour trouver solution. CEDEAO seen médiation dafa lajje bàyyi gis nga ku nit boo koy dimbalee da ngay jéem a xool moom li muy dund rafetluwuma coup d'état républicain la waaye bu fekkee ni ña nga xam ne nii ñoom ñoo war a xàlli yoon bi mënuñu juboo seen bopp mënuñu waxal ba askan bi du loru mais militaires yi ay maliens lañ seen i mbokk ak la seen i bàyyi ak yi kenn rafetlu ko mais dama joxe exemple Ghana bi ñuy tiitaroo tey jii boo jëlee seen indépendance ba léegi Kwame Nkrumah sax coup d'état moo ba pare dàq ko fa. 2019 daaw amoon na buñ fa doon wàcc. waaw non c'est-à-dire Mali dama la ne 2011 ba léegi dañu nekk ci tolof tolof melul comme Sénégal fii stabilité amu fa école yi tëj nañu nit ñi ngi dee nit ñi ngi xiiroo ŋaayoo seen biir mais loolu il faut que mu dakk. est-ce que loolu coup d'état moo koy régler. dama ni coup d'état bi ça permet de rebattre les cartes kujje politique beeg société civile yëpp loolu la ñuy wax na ngeen ñëw toog ñu def gouvernement d'union nationale de transition man sa njëlbéen ba CEDEAO ba muy dem bataaxal laa bind 5 présidents yi génn leen seen solution yooyu ngeen xam ne da ngeen di toog seen bureau yu nooy nepp yi di ko jël di ko ñëw imposer askan bi askan wi ñoom ñoo xam li ñuy dund ñoom ñoo xam li ñu bëgg bañ fa demee it mais loolu la leen nit ñi wax indiwu leen fi dara da ngeen jël ay solution ñëw indi ko ñëw leen laaj ñu toog waxtaan nit boo koy dimbale noonu ngay demee kooku la ñuy wax empathie. léegi ëllëgu Mali est-ce que gis nga ne gannaaw coup d'état bi léegi lan la mën a jur parce que yow yaa ngi wax ne xëy na dina may gars yi ñu waxtaan ak yooyu est-ce que dëggantaan noonu lay demee parce que militaires yi day ñëw ne après nañ jox civil bi pouvoir bi transition mais après am na ñoo xam day ngoy ci nguur gi. jàppal ni jàmm fay am militaires yi ma déglu ñun ñëpp déglu lañ ci am. mais Mali amul jàmm gars yi nga xeex ci bët gannaaw réew ma noonu Mali jihadiste yaa ngi fa. loolu am dama démarré ni la 4 crises ñoo tegloo ci Mali mën naa la ko séquentiel wax la lien yi am ci crise yooyu yëpp ba tey jii militaires yi nii waa mais yow bu fekkee ni sa moitié territoire jàpp nañ ko waa dëkk bi ñu ngi xeex seen biir def nañu élection yoo xam ne baaxul ki ko waroon def nekk fi kaa ñu waxtaanuma xiiroo ñaa waaw naka la ñuy mën a xeexe ñi nga xam ne nii ñooñu attaqué mbooloo mooy doole. kon est-ce que coup d'état boobu du ñëw yokk ci xar mi karaw déjà ñi ngi ay problème sécuritaire ak jihadistes yi tey coup d'état ñëw day gën a jaxasoo. bàyyi li si kanam rawuli bët nañu ubbi suñu bët xool boobu ba léegi coup d'état bi circonstance atténuante laa koy jàppe te ñii li ñu wax si loolu lay taxaw bokk naa si ñi nga xam ne maay def pression si ñoom ba un retour rapide au pouvoir civil mais nañu commencé di xool cancer kenn du ko fej ak mercurochrome da nga koy dagg benn yoon souffrir léegi mu jeex nasaraan yi ñooy gisee noonu gis nga ces histoires dafa am lu ma metti parce que Afrique ñun yow boo demee ci grande instance yi ay africains ñoo fa nekk di régler ay problème monde bi
lu tax bu ñu jugee ñun di ni dañuy régler suñu problème ñu bëgg ñu bindal ay textes yoo xam ne bañ koy bind benn africain toogu fa loolu mooy suñu problème fi mu ne nii loolu moo am lu muy tekki li ci mbootaay yi wër àdduna yu ci mel ni ONU wax ci yëf yi àndoo ci maanaam. dama ni démb dama suivre le conseil de sécurité seen waxtaan jubóowuñu seen biir ñoom. waaye nee nañ ne soldat si dellu ca camp militaire. mais loolu dana am joxewaat nguur gi. loolu dana am wala mais balaa muy am ñu rétablir la situation politique interne nit ñi seen xel dal ñu jublu si yi nga xam ne nii mooy problème yi nga xam ne moo saafaral askan wi. c'est cette lecture qu'il faut avoir fa dëgg coup d'état kuy républicain kenn bugg ko. waaye l'armée est garant de l'intégrité nationale de la stabilité ñun fii waxuma tous manifestation bu fi amee sax gis nga nit ñi cadre dëkk bi mais Mali c'est un état failli politiciens yi ñoo ko rey suul bukki sulul bukki mais kooku il faut dans la vie d'une nation il faut que mu am fu mu yem loolu buñ leen di jàppale nañuy dugg ci xelu malien yi dañuy dem Mali di gis mais fa dëgg Bamako boo fay wàcc sa xel du dal mais xamoon nañu Mali démb ñu boo leen di déglu les grandes figures maliennes ñoom Aminata Traoré ñooñu mais déglul ñooñu parce que ñooñu du ñuy def politique dëgg la ñuy wax ay activistes lañu bëgg seen réew mais boo leen dégloo ñooñu di nga xam ne que le problème mais fa dëgg nañu bàyyi maliens yi seen biir rek xamante nañ ñoom. léegi yan conséquences géopolitiques la situation Mali mën a am surtout que ak jamono ji Côte d'Ivoire gis nañ président Alassane Ouattara di wax day wax am def ñetteelu mandat Guinée aussi kii di président Alpha Condé aussi ci est-ce que loolu même Sénégal aussi ñiy laam-laamee wàllum ñetteelu mandat président Macky Sall yan njeexital la mën a am ni xew ci Mali ci sous-région bi. man de gis naa si ñaar dina alerter ñi bëgg forcer ñu ni leen seen askan éveil conscience citoyenne ba ñu am depuis gis nga depuis révolution arabe yi dafa am nu monde bi tëddee léegi ku gisul loolu cuune nga mooy askan yi dañoo yeewu avec le développement des technologies de l'information lépp la nit ñi xam lu fanaan fale yendu fii dafa am décalage entre li askan wi di bëgg askan wi seen xel ni mu ñore ak politiciens yi parce que politiciens yi njuuj njaaj lañ tam li xew Mali lenn dina tax ñu commencé tey balaa octobre di saytu Côte d'Ivoire balaa le Côte d'Ivoire ak Guinée 13 octobre 31 octobre te it CEDEAO ñu jëkkalaat seen taxawaay booy dem defi médiation ñun si médiation la ñuy liggéey gis il faut sortir des chantiers battus boo bëggee fay saafara fa dëgg waroo jël solution yoo xam ne nii moom la ñu tàmm gis boo diagnostiquer contexte bi fa dëgg xool les forces en présence ku si nekk la ngay wax te boo koy déglu bu ko dégloo ko xel boobu da nga xam loo war a wax man ku ma gis sama karaw yu weex yi du ma xale ndongo daara laa jàng alxuraan am li jaasa approche bi may am man politikuma askan wi laa fi nekkal approche bi may am bu ma gisee nen a ngi bu ma gisee lii raam politicien mën na ko bañ a wax ndax intérêt man dama koy tudd. lan mooy raam Sénégal nag ak Macky Sall mi ñenn ñi joxoñ ne daa bëgg a wéyal. 2024 bu weesoo. je suis clair et précis sur ça dama ni du ma si débat parce que ba léegi dégg guma ndeyu mbili gi ni damay def 3e mandat comme dañ ko doon waxee. ba tey waxul itam ne du ko def de. déglul nee na du wax oui du wax non. déglul bàyyi man waxu yooyu yëpp question lecture la ñun ñoo créé M23 Daniel Brottier li nit ñi xamul ba
M23 dafa am ñu ko bind xeex ko déroulé ko gis nga Sénégal fii dañuy nekk di def gymnastique intellectuelle bés bu jëlee décision bés boobu askan wi tontu ko. mais tamit doon na xaaraat ba mu ne kët ne jonn mbir yi dépassé la da koy teel prévenir. waaw mais teel a jug balaa muy ëpp loxo. non fii amul lu ñuy prévenir parce que li fi xew 2012 kenn fàttewu ko démb la fi Ablaye Wade moo ëppoon gëdd Macky Sall téeméer yoon bañ koy fal extérieur laa ne toog naa ni Ablaye Wade loolu moom foo ko teg. dëgg waaw Ablaye Wade ma wax la 2000 2001 2002 ba 2003 bu nee sénégalais yi wóor leen ñetti fan ñëpp wóor ñetti fan bu boobu dañ doon wax dérive yi gisoon nañ ko j'étais à l'extérieur bu ma ñëwee fii xam nga lan laay dégg bàyyi leen góor gi yooyu moo ñuy rey Macky Sall fa dëgg ah doful de gënuma ko bëgg boppam nag gis na mi ngi woon suñu biir gis na dégg na xam na askanam fu mu toll te Macky Sall dafa jàng ni ñun suñu génération la buur aayul dak yee ay ñiy wax ba léegi ay dak lañu man faalewuma leen parce que faluñu leen Macky Sall lañu fal. mais moom boo xoon ci lu leer ne pare naa ci bi mooy sama mandat bu mujj leer na. du ko wax ba mu leer nañ. waaw mais bu ne xamangu ma pare gu mun ne waaw wala déet ak yooyu noonu loolu mooy problème bi. ba léegi du waaw du déet. ba léegi dama ni neewul waaw neewul déet dégg naa loolu. ma ni waaw c'est il est libre comme tout un Sénégalais. peut-être jugé gul le moment mu ñëw waaye ñun nañu jublu si defar suñu réew bés bu jotee ñu wax ji ba pare taxaw si dëkk bi depuis 2012 changé na démb maa ngi waxtaan ak benn borom oto mu ni ma li ma jaaxal mooy ana M23 boobu Macky Sall lii ma ni ko bàyyi fa ñu jugee ba ñuy xeex erreur bi ñu def faluñu président dañ dax Ablaye Wade on a un problème de choix dans ce pays donc ma ni ko man de am naa fu ma féete woon deuxième tour votel naa Macky Sall parce que loolu la ñu waxante woon góor si kàddoom tey jii bu nee président am premier mandat deuxième mandat na ma ko doon waxee si Ablaye Wade laa koy waxee nañ dem ba mandat am jeex bu boobaa ngay xam sa askan mooy kan IBK mësu mais ñaata manifestation moo am Bamako ces 8 derniers mois et même au-delà avant muy seetaan télé di déglu rajo am ay conseillers occulte ou pas ñuy ñëw di ko wax. jërëjëf Alpha Waly Diallo ma fàttali ne yow yaay ki yor kàddu ONG bi ñuy wax Lex Africa yor kàddu yi itam collectif mbootaay yeneen ONG yu ne ci Afrique sowu jant tey jàppale askanu Mali jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm.